ci turu baay bi ak doom ji ak xel mu sell mi amin. na jàmmu Yeesu Krista borom bi dekkaliku ànd ak yéen yépp. Alléluia. mbokk yi di seetaan Laudemus Dominum ci rajo Dunia Vision maa ngi leen di nuyu yéen ñépp ci seen tur ak ci seen sant di gërëm yàlla wi ñu may ñu tase jarale ko ci émission bi. yàlla na am ndam. ci émission bi weesu xamal nañu leen xibaar bu méttee métti bi ñu bett ñun ñépp ndaxte kenn ci ñi liggéeyandook ñun gaañu na di madame Bakourine Antoinette Gomis. lu jiitu ngir fàttaliku ko ak gërëm bëggoon nañu ko jagleel wàll bu jiitu wi ci émission bi mu doon wàll bu spécial te ñu tuddee ko fàttaliku suñu Antoinette. seet nañu ci émission yi weesu l'évangile bi mu mësa yéene ci benn émission wu Pâques. l'évangile bi nettali ni Mariama wa Magdala taseeg borom bi Yeesu mi dekkaliku. njàngam moomu ñu leen di woon dina doon njàngam mu mujj. gannaaw loolu dinañu leen may ngeen bokk dund ak ñun nakar wi jaarale ko ci waare bi ma def ci mesu dëjam ca ajuma di fukkeelu fan ak ñaar ci weer wi ñu nekk. keneen ci waa procès wolof di madame Gomis Antoinette Mami Mendy dina waxaat seede su rafet si mu wax ci mes boobu. noonu lañu bëgg a gërëmee suñu doom ji ñu sopp Antoinette. ci wàllu prier avec les psaumes dinañu ñaanandook yéen psaume 130. mënoon nañu ko ñaanandoo it ak suñu Antoinette ak yeneen dem ci yàlla yi naan maa ngi teg suma yaakaar ci borom bi di wóolu kàddoom gi. ci ñetteelu wàll bi dinañu wéyal suñu njàngale mi jëm ci atum jàngu bi di l'année liturgique. gannaaw bi ñu fiiree mbir yiy wone ne ñu ngi ci jamonoy Pâques dinañu wuta nand lu dekkalikub Yeesu di tekki ngir moom sax. wàll bu mujj wi di démb ak tey. mbokk yi at mu nekk pape bi dafa jagleel juróom ñaareelu dibéeru Pâques mbirum jokkoo bi. dinañu leen jotali yenn xalaat yi mu bind ci bataaxalam bi mu yónni ngir bés bi. lewansilu Yeesu Krista ba sang mu sell mi bind. ca bés bu jiitu ci ayu bés bi Mariama waa Magdala dafa dem ca bàmmeel ba ca suba teel fekk mu nga lëndëm ba tey. mu gis ne jëlee nañu doj wa ca bàmmeel ba. noona mu daw fekki Simon Pierre ak beneen taalibe ba ka Yeesu soppoon mu ne leen jëlee nañu borom bi ca bàmmeelam te xamuma fu ñu ko denc. Mariama nag moom ma nga desoon ca biti ca wetu bàmmeel ba di jooy. bi muy jooy mu sëgg yër ci biir seen ñaari malaaka yu sol mbubb yu weex toog ca bërëb ba ñu dencoon Yeesu, kenn ka féete ca bopp bi ki ci des ca tànk ya. malaaka ya laaj ko ne, jigéen ji looy jooy? mu tontu leen, dañu jël sama boroom
te xamuma fu ñu ko yóbbu. Bi mu waxee loolu mu gestu seen Yeesu mu taxaw waaye xamuloon ne moom la. Yeesu laaj ko ne, jigéen ji looy jooy, koy seet? Mu foog ne borom tool ba la ne ko, sang bi, su fekkee ne yaa ko yóbbu wax ma foo ko denc ma jëli ji ko. Yeesu ne ko, Maryaama. Mu ëlbatiku làkk ko ci yaawur ne ko, Rabbuni. Rabbuni mooy tekki kilifa gi. Yeesu ne ko, bu ma téye ndaxte yeggaguma ca baay ba, waaye demal ne samay mbokk maa ngi yéeg ca sama baay bi di seen baay, ca sama Yàlla ji di seen Yàlla. Noonu Maryaama waa Magdala yëgali ko taalibe ya ne leen, gis naa borom bi. Mu daldi leen nettali li mu ko wax. Baatuk borom bi. Sumay mbokk yi ma soppa sopp, njàkkare gu metti jàpp nañu. Antoinette Gomis, seen doom, sa jabar, seen mbokk, seen xarit, waaw war naa ci boole it suñu doom gaañu na. Deyam bett na ñépp. Ci waxtu wi ñu bëggoon a bég ndax juddub doomam ju jigéen la génn àddina dem suñu kër baay ca asamaan. Suñu njàkkare ñun ñépp rëy na. Waxatuma naqar wi jëkkëram, waajuram yi, ay mbokkam ak ay xaritam yu jege di yéeg. Kenn mënula natt ak a wax li ñu yéeg ñoom. Jékki-jékki seen waxtuy baneex ca guddik talaata ëlbatiku na doon waxtuy naqar alarba ci suba. Dëgg-dëgg suñu xel daanu na ci ay laaj yu lëndëm. Waaye Yàlla may nañu ñu daje fii ci këram, dans l'église, di jàngu bi Antoinette miinoon, ndaxte faraloon na fee ñëw dimanche bu nekk, rawatina ca mesu 7h30. Mën naa ko seede. Ca mes boobu la daan jàng baatum Yàlla mi ay yooni yoon, ak baat bi mu moomoon moom dong, avec sa voix très reconnaissable. Te saa suy jàng xibaar ba mu waroon na jottali jàlloon na. Lu tollook yenn at doon na la responsable des lecteurs de la messe de 7h30. Mënuma fàtte yoon wi mu ànd ak man ak Antoinette Mami Mendy jàng coono borom bi Yeesu ca mesu ajuma ju sell ji. Ndaxte mësuma woon a dégg njàng mu neex ni seen bos, à cause de leur conviction. Ndax ngëm gi ñaari jigéen ñooñu, Mami ni nettalikat bi, la narratrice, ak Antoinette mi jël wàllu apôtar yi, mbooloo mi ak kilifa yi ak ñoom seen di jottale coonoy borom bi. Bi ma waxee sànq ne suñu doom la itam, am na li waral kàddu googu. Ndaxte dale ko septembre 2008 bokkoon na ci ñi doon présenter émission Laudemus Dominum wolof à la télévision de Radio Dunia Vision. Tànnoon na ko ndax neexaayu njàngam. Sawaroon na ci. Mënuma fàtte waxtu yi ñu daan def maak moom ay tàggat ngir njàngam gën a baax te neex.
mënuma fàtte wala wi mu def ànd ak man ngir xamal téléspectateur yi Paul mu sell mi ci at mi Pape Benoît XVI jagleel apôtar bu mag boobu ak wàllam ci émission bi ñu jagleel l'année sacerdotale. Antoinette mi ñu daan dakkantaale ñun waa Procès Wolof suñu caat wala bu ndaw bi mës naa jàng l'évangile bi mu leen jàngal sànq ci benn émission bu spécial bu Pâques. léegi ni Mariama wa Magdala Antoinette mu ngi janoog boromam bi mu soppa sopp. ñi gëm ni chrétien di ñëw mees dimanche bu nekk ni moom dañu yéene seen gëm ci credo bi naan gëm naa ci yàlla baay borom kattan. ci mujju credo boobu dañuy wax ak ngëm gëm naa ci dekkim yaram bi ak dund gudul jeex ga. Je crois à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. mbokk yi Antoinette yéene na ngëm googu ay yooni yoon. ñi gëm ni moom dinañu nangu ne Antoinette mu ngi dund ca weneen wala déega. foofa lay tase léegi ak borom bi di ko tuddee Rabuni maanaam jéemantalekat bi ni Mariama wa Magdala ci l'évangile bi mu jàng ci émission Laudemus Dominum. gëm naa ne Antoinette mu ngi ñuy dégg. Antoinette yow mi dund léegi ci wetu borom bi yow lay waxal. bëggoon na la ñaan ñaari mbir mu jiitu mi dale ko fi nga nekk ci wetu borom bi aaral sa doom bu baax. dimbalil ki koy toppatoo ak a yar ci sa tur mu sawar te takku ci ni su doon yow. taxawulit sa jëkkër say waajur say mbokk ak say xarit yépp. ñaareelu mbir mi ma la bëggoon a ñaan Antoinette moo di xelalal ak a kañ ñépp ñi yebbu ki s'engage ci sasu jotali baatum yàlla mi ni lecteur wala lectrice. dale ko fi nga nekk ci wetu borom bi tuural sa cawarte ak sa ngëm ci seen xol. ñu suufelu ngir surgawu borom bi ci kàddoom ni yow. Chers parents, chers amis, chers fidèles téléspectateurs, on n'oublie jamais une personne. On s'habitue à son absence. Kenn du fàtte nit. dañuy jéem a miin wéetaay bi mu ñuy wéetloo. Antoinette est partie sur la pointe des pieds. Fille au sourire contagieux et d'une générosité exemplaire, toujours prête à servir le prochain. Bu Ndaw, surnom que le projet Wolof t'avait attribué parce que nous étions 3 Antoinette pour la présentation de l'émission Laudemus Dominum sur la RDV. Antoinette Andrea, dite Andrea,
Antoinette Mami Mendy, moi-même, et pour toi, Antoinette Gomis Bundao, la plus jeune, mais aussi la plus petite par la taille. Tu es parti, nous laissant dans un vide inexplicable. Quand j'ai appris la nouvelle de ton décès, comme une païenne, j'ai dit, pourquoi elle, Seigneur? Borombi, lutax mom. Je me rappelle encore te taquinant au téléphone, mais n'aurais jamais imaginé que c'était la dernière fois qu'on allait se parler. Disponible, tu l'as toujours été. Chaque fois que je te contactais pour préparer et présenter les émissions à la télé, comme pour la radio Espérance, tu étais toujours présente. Tu es parti dormir dans les bras de ton Seigneur, comme un enfant venant retrouver les bras de sa maman. Tu étais connu et aimé de tous, et jamais on ne pourra t'oublier. À l'occasion de nos séances de répétition, d'enregistrement ou rencontres périodiques, tu savais arriver sur la pointe des pieds, venant d'un cours de maths, français, anglais ou autre, des fois sans avoir mangé. Mais pleine de bonheur, tu distribuais et partageais avec tous cette joie qui t'animait, lançant par-ci, par-là un mamboy à l'endroit du père Herman, tonton Gon, ta Angélique, chérie Al, puis Mamita Samououdjou, Andrea, avant de taquiner les plus jeunes de ta génération. Lectrice, tu as voulu l'être. Très vite, tu as appris et maîtrisé au point de gravir les échelons et devenir responsable du groupe des lecteurs de 7h30. Tu resteras à jamais gravé dans les mémoires du groupe Laudemus Dominum, des paroissiens de Saint-Abraham et sans nul doute de ta famille et de tes amis. Nous attendions impatiemment l'heureux événement, t'unissant pour le meilleur et le pire à ton ami et amour de Marie. Mais le Tout-Puissant en a décidé autrement. Ton mari n'en revient pas encore, car secoué et sonné jusqu'à présent, comme dans un rêve, même si tu le laisses et nous aussi, avec une merveilleuse petite orpheline qui manquera, elle, de toute ta tendresse, tout ton bonheur, disons simplement d'une merveille de maman. Bundaw, sunuy micro wet nañu xaat. Bundaw, que les anges et les martyrs t'accueillent et jusque dans le royaume de Dieu te conduisent. Requiem aeternam dona ei Domine, et lux perpetua lucea tei. Lux aeternam, lucea Deus Domine, cum sanctis Christi Christi
maa ngi tollu fa mu gën a xóote di la woo borom bi déggal suma woote dékkal say nopp te déglul ñaan gi may yuuxu soo jàppee tooñ yi moo borom bi ku mën a mucc waaye fi yow la mbaale gi nekk ndax nit ki ragal la maa ngi yaakaar borom beek suma fit bépp di xaar kàddoom suma fit angi xaar borom bi lu raw ni biralkat bi di séentoo njël xaaral borom bi Israël ndege fi borom bi la yërmande fekk baax fi moom la mucc gi bare mooy teggi li Israël ay ñaawteefam yépp. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Attends le Seigneur Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Fais de nous un peuple de témoins pour dire au monde tes merveilles. Tu viens demeurer au cœur de chacun et ta parole nous réveille. Fermer les yeux pour tout quitter et les ouvrir sur l'inconnu. Vouloir donner son Fils unique, être témoin de la confiance. Tu fais de nous un peuple de témoins pour dire au monde tes merveilles. Tu viens demeurer au cœur de chacun et ta parole nous révèle. mbokk yi amati naa mbégte mu rëy ci li ñu mën a wéyal suñu njàngale yi jëm ci atum jàngu bi nos catéchèses sur l'année liturgique. atum jàngu bi dafay feeñal suñu ngëm ci ndaje yi ñu koy xumbalee. ndaje yooyu
jàngu bi doxal na leen ci tëralin yu liturgique maanaam tëralin yi jëm ci bërëb ñaan kàddug yàlla gi liyaar des gestes wooy yëf yi ñu jëriñoo niki mburu biiñ diw sondeelu paak yére doxum batise ak ñoom seen ñuy xumbal suñu ngëm di topp tëralin yooyu dafa may borom bi Yeesu bunt muy teewi si suñu ndaje di ñu indil yiwam ci wax ak ci jëf lépp a tax ñu mën a seete xumbal liturgie bi ni ab catéchisme xol un catéchisme du cœur ndaxte bu ñu koy xumbal dañuy dund suñu ngëm du ci ay xalaat rekk par une approche intellectuelle ni ci l'école waaye itam jaarale ko ci ñaan yu ñuy ñaan ci liyaar yu ñuy def ci suñuy woy ak ñoom seen xumbal liturgie catéchisme bi laal suñu xol la ci li ñu jot a firi leer na ne atum jàngu bi am na ay jamono yuy aayante des périodes liturgiques ràññee nañu ci ñetti wàll yu mag wàllu Noël le cycle de Noël wàllu Pâques le cycle de Pâques wàllu jamono ci at mi di le temps ordinaire wàllu atum jàng wu nekk dafay feeñal yenn ponki sunu ngëm noonu lañu jéemee firi wàllu Noël le cycle de Noël ak ñaari xaajam yi maanaam xaaju waaj di jamonoy lawang ak xaaju xumbal di jamonoy Noël sunu ponki ngëm yi jamonoy Noël di laal dañu jëm ci li doomu yàlla ji yaramu juddu ci Mariama xeeg ba dañu ciy diir le mystère de l'incarnation du Fils de Dieu ci Yeesu waa Nasaret jot nañu leen a wax lu bare lu jëm ci wàllu Pâques le cycle de Pâques ak ñaari xaajam yi maanaam benn xaaju waaj bi diirub ñeent fukki fan le temps de carême ñaar xaaju xumbal kumpa Pâques yi lu tolloog juróom fukki fan waaye xaaj bu mujj bi jekkaleeguñu ko gëstu nañu ba pare ci mbirum ñetti bési Pâques le triduum pascal tàmbali nañoo teg bët ci yenn fànn yooyu laal suñu xel te di wone ne ñu ngi ci xaaju xumbal Pâques benn diirub jamonoy Pâques maanaam juróom fukki fan la cinquantaine pascale muy juróom ñaari semaine une semaine de semaine dalee dibéeru Pâques bi ba juróom fukkeelu fan di Pentecôte le 50e jour bés bu ñuy naan ci làkku grec Pentecosté ñaar won nañu leen mandarga mi àndandoog ñun lu tolloog jamonoy Pâques ji maanaam sondelu Pâques bi le siège pascal di mandargal Krista mi di leeruk àdduna si ndaxte dekkaleku na ca lëndamuk deega ñett firi nañu it suñu nuyoo Pâques di Alléluia nuyoo bu ñuy wax ci làkku hébreu te muy tekki màggal leen yàlla louer Dieu ci jamonoy Pâques dañuy diir xolub ngëmu kercen di pujjuk kumpaak yoon wi Yeesu jaare le mystère de sa Pâques
ak li mu cosaanoo ci Yàlla terewul mu wàcc def boppam nit ak surga di dégg ndigal di jébbalu ci baay bi ba ca deega moo tax Yàlla yëkkati ko jox ko tur wi sut wépp tur naan Krista di borom bi. Ponki sunu ngëm yi jamonoy Paak di laal ñoo gën a xóot te gën a am solo yu jamonoy Nowel. looloo tax ñu war cee gën a teg bët. mënuñoo yemale suñu xumbal ci di woy ak baamtu Alleluya rekk te xamuñu bu baax lu tax ñu war a màggal Yàlla. lu tolloog jamonoy Paak dañu soppa wooy victoire Alléluia walla il est ressuscité il est vivant waaye mën nañu laaj suñu bopp ndax nand nañu naka la Yeesu jote ndam la victoire ndax leer na li dekki ca ñu dee ña la résurrection di tekki ak yiw wi muy indi suñu yemee ci woy rekk dañu xaw a niiroo kay cooy mbokk yi nañu fàttaliku li Anselmus Salami mësa wax fides quaerens intellectum maanaam ngëm gaa ngi wuta nand la foi cherche à comprendre kon nañu jéema nand ponki suñu ngëm yi ñuy xumbal diirub juróom fukki fani Paak ngir firi ko dinañu sukkandiku ci li ñu bind ci catéchisme des adultes de France. ci ponk ngëm yooyu mën nañu ràññee ñaari xeet benn xeetu ponki suñu ngëm yi jëm ci Yeesu moom mi di ki gën a am solo ñépp ci mbirum soloom si mu am ci kumpak Paak mënoon nañoo tudd léeb wii lu jiiñ njaaga te Yeesu mooy njaag maanaam si quelque chose a pu se faire c'est grâce à Jésus qu'on le doit kon suñuy ngëm a ngi uta nand dafay laaj lu xew ak moom ba mu dekkalu ko ca ñu deeña lu mu doon léegi boroom xam-xam yi dañu tuddee laaj yi ay laaj yu jëm ci Krista bi des questions christologiques. ñaareel bi xeetu ponki sunu ngëm yi jëm ci ñun mën nañoo laaj ay laaj yu ñuy laal maanaam ban njëriñ lañuy góob ci dee ak dekkalikub Yeesu ndax dekkalikub Yeesu dafa ñuy indil jàmm ak bànneex di ñu musal boroom xam-xam yi dinañu tuddee laaj yi des questions sotériologiques soter ci làkku grec dafay tekki musalkat sauveur ci njàngalem tey mi dinañu gëstu ci ponki ngëm yi jëm ci Krista bi dekkaliku beneen yoon dinañu laal ponk yi jëm ci yiw wi mu ñuy indil ci credo bu Nicée Constantinople dañuy yéene naan Yeesu dekki na ca ñetteelu fan wa nañu ko bindee ca téere yu sell ya yéeg na asamaan toog ca ndeyjooru baay bi il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel il est assis à la droite du Père. lu ñuy wax bu ñuy yéene ne Yeesu dekki na ca ñetteelu fan wa
balaa lépp nañu xam ne kenn fekkewul dekkalikub Yeesu kenn gisu ko. Personne n'a assisté à la résurrection de Jésus. La fa xewoon digganteem ak Yàlla la. waaye Yàlla bàyyiwul taalibe Yeesu ci njàqare. may na leen ñaari tegtal ngir dimbali leen. lu tollook semaine bi topp xewum Pâques mi di l'octave de Pâques, jàngu bi ci liturgie mees yi jàngal nañu l'évangile yépp yuy nettali ñaari tegtal yooyu. war nañu cee bàyyi xel ngir nand solos jamonoy Pâques. benn tegtal bu jiitu bi moo di bàmmeel ba ne wëyëng, le tombeau vide. nañu déglu ni ko Mark mu sell mi nettalee. ci suba teel bés bi jëkk ci ayu bés bi, Maryaama waa Magdala, Maryaama yaayu Sak ak Salome dem nañu ca bàmmeel ba. ñu nga doon wax ci seen biir, ku nuy bërëngal doj wa ci buntu bàmmeel ba. fa ñuy waxe ñu gis ne bërëng nañu doj wa. ba ñuy dugg ca bàmmeel ba, ñu gis waxambaane wu sol mbubb mu weex tooge ca ndeyjoor. ñu daldi tiit, waaye mu ne leen, bu leen tiit, Yeesum Nasaret mi ñu daajoon ca croix ba ngeen di wut. dekki na, nekku fi, gis leen fi ñu ko tëraloon. bàmmeel ba ne wëyëng tegtal la, tegtal buy wax jigéen ña ne nekku fi. une absence, un signe en soi négatif. sàcc ñu néew bi, waaye li néewam deñ te xamuñu naka dafay wone ne yaramu Yeesu rëcc na yàqute gi dal ku gaañu. Il a échappé à la loi universelle de la corruption. ci li yaramu Yeesu dekkaliku gis nañu lu bees liy dugg ci àddina. L'ordre du monde connaît ici une rupture. bàmmeel ba ne wëyëng dafay wone ne mennum Yeesu wéy na dale ko yaramam wi dee, jublu fi yaramam wi ànd ak ndam te dootul dee. Le tombeau vide témoigne de la continuité entre le corps mortel de Jésus et son corps glorieux. ñaareelu tegtal bi Yàlla may taalibeem yi ngir dimbali leen ci seen jàqare moo di peeñu yi leen Yeesu mi dekkaliku di feeñu. Les apparitions du ressuscité. nañu déglu li ci Paul mu sell mi wax ci bataaxal ba mu jëkk bind waa Corinthe, chapitre 15, les versets 3 à 8. man Paul jëkk naa leen a jox lañu ma jottali ne Krista bi dee na ngir sunuy baakaar ni ñu ko bindee ci téere yi, te rob nañu ko. dekki na ca ñetteelu fan wa ni ñu ko bindee ci téere yi, te feeñu na Pierre, gannaaw ga mu feeñu fukk ñaak ñaar. gannaaw loolu mu feeñu ay jullit yu ëppoon 800 te daje ci benn bërëb. gannaaw ga mu feeñu Saak, teg ca apôtar yi yépp. ca mujj ga mu feeñu ma itam, man mi mel ni liir bu judduwul ci jamonoom. ngir wax apparition, Paul bind na ci làkku grec ofteey.
baat bi mën nañu ko sotti ak gis nañu ko. Il a été vu. Mbaa maye nañu gis ko. Il s'est donné à voir. ba Yeesu di feeñu wone na yaram wa soppaliku ne ko bàmmeelam mënuloon a galankoore noonu la ko miir yi ak bunt yi tëju mënuloon a galankoore ci peeñu yi. dafay lekk Toma mën naa laal gaañ-gaañam yi waaye kenn mënu ko téye du Mariama waa Magdala sax. Il se rend présent et disparaît selon un mode nouveau. peeñu bu mujjé bi def na ko ca ñeen fukkeelu fan gannaaw bésub dekkalikoom. boobu lañuy fàttaliku ak a xumbal ca xewum yëkkatikub borom bi ca asamaan, la solennité de l'Ascension, aussi 40 jours après Pâques. nañu bàyyi xel léegi ci baat yi ñuy jëriñoo ngir wax kumpaak dekkaliku googu. ci tubaab ak ci wolof dañu yem ci benn xeetu baat. ressuscité, résurrection, dekkali, dekki, dekkaliku. ci làkku grec ñaari baat lañu koy feeñale. baat bu grec bu jiitu bi moo di anastanai, anastasis, biy tekki jóg taxaw, se lever, relèvement, résurrection. dafa mel ni Yeesu ma dee dafa tëddoon waaye baayam jógloo na ko mu taxaw. ñaareelu baat bu grec bi moo di eheren, biy tekki yeewu, réveillé. dafa meloon ni Yeesu mi dee dafa doon nelaw waaye Yàlla baayam yee na ko mu yeewu. amaan na ab ñetteelu baat bu grec buy tegtal dekkalukub Yeesu, maanaam baatu zen, dund, être vivant. ñaari taalibe ya ca yoonu Emmaüs nettali nañu ko àndoon ak ñoom ne ay malaaka feeñu nañu jigéen ña fajaru dem ca bàmmeel ba naan leen mu ngi dund. mbokk yi kumpak dekkaliku borom bi Yeesu xóot na. jéem nañoo tontu ci yenn laaj ngir ñu nànd tuuti li kumpak Pâques di tekki ngir Yeesu. yoon wi di ñëw dinañu teg bët ci yiw bi mu ñuy indil. ci jàmm. mbokk yi
at mu nekk pape bi dafa jagleel juróom-ñaareelu dibéeru Pâques mbirum jokkoo bi. dinañu leen jotali yenn xalaat yi mu bind ci bataaxalam bi mu yónni ngir bés bi. mbokk yi xelum nit du tàyyee rabat saa su nekk te it du noppee wol li mu jot waaye ñun noo war a tànn li ñu ko nara suuxatee. dama bëggoon xibaar bi lee mën a àgg ak a kañ ñépp ñi nga xam ne ci seen bërëbu liggéey am ci seeni kóllëre dañuy defar bés bu nekk ay xibaar yu bare ngir may mburu mu bees te neex ñépp ñuy dundee meññeefu seen jokkalante. maa ngi ñaan képp ku nekk ci jëfe jokkalante bi tabax bu jiital aaday tase bi nga xam ne jaarale ko ci moom mënees nañoo jàng xool li xew ak kóolute te bàyyi amee xel ñaar ci suñu nawle. foog naa ne dañu war a bàyyi dundee njaaxle di dàqal ragal gi xibaar yu bon yi di jur saa su nekk niki xare terroriste gàcce ak bépp ñaawteef ci yëngu-yëngu yu doomu aadama. safaan bi laa bëggoon ne ñun ñépp ñu wuta bàyyi gannaaw jikkoy ñàkk kontaan ak a téye sa bopp yi ñuy jéng léeg-léeg di ñu tàbbal ci xelum tayal ak yogooral ba tax nu ragal wala yaakaar ne mënuñoo yemale lu bon li. dama bëggoon a def sama wàll ci wutum doxalin bu ubbeeku te nangu ci jokkalante bi nga xam ne du jiital mukk lu bon li waaye dafay wuta gindi saafara yi mën a am tey bàyyi xel ci ñi jot xibaar bi. maa ngi ñaan ñu may niti sunu jamono góor ak jigéen ay nettali yu aju ci anamu xibaar bu neex bi. dunduk nit ab jaloore buy xaar ñu nettali ko la jaarale ko ci tànneefu kàddu yi gën a am solo. ñun ñoo war a tànn lonet yu baax yi. ngir ñun kerceen yi lonet yi gën a baax ngir gis bu leer li xew mënuñu doon yeneen yu dul yu xibaar bu neex bi muy xibaar bi gën te di lewañ si lu Yeesu di Kirista bi doomu Yàlla. nañu xool li xew ak ay gëtam. xibaar bu neex boobu di Yeesu moom sax neexaayam ajuwul ci lu ñu segg coono yi waaye ndaxte coono bi itam dañu koy dund na mu gën a yaatoo ni wàll wi bokk ci cofeelam ngir baay bi ak ngir doomu aadama si. ci Kirista bi Yàlla dafa nangoo dund ak nit ki ci fànnam yépp di ñu yégal ne weetuñu ndaxte am nañu baay ju mën la fàtte ay doomam. bu leen ragal ndege maa ngeek yéen. adi kàddu yi defal yi ñu Yàlla ji nangoo dund dale ko bu yàgg ak mbootaayam wax. ci doomam ji mu sopp dige Yàlla gi maa ngeek yow moo ñu taxawu ci suñu néew doole ba nangu dee gu niroog suñu bos. ci moom itam la lëndëm gi ak dee gi di soppalikoo doon ay bërëbi bokk xol ak bokk xalaat ànd ak leer gi ak dund gi. noonu yaakaar ju bees juddu
ñépp mën koo bokk fa dund gi sax di ñame naqarub ñàkk antu moo di yaakaar ji dul tas mukk ndaxte cofeelug yàllaa ngi fees ci sunu xol te di meññloo dund gu bees gi ni jiwu garab gi ñu saxal ci suuf si ci leer gu bees googu bépp musiba bu bees bu dal ci àddina si dafay doon itam nettalib xibaar bu neex bu mën a am ndaxte cofeel dafay fexe wut saa su nekk yoonu tase te suuxat xol yi ci yërmande ay xarkanam yu nangoo ray-ray yi ci kanamu coono yi ay loxo yu nangoo tabax mbokk yi ni ñu leen ko wone ci émission bi tàggoo nañook madame Bakourine Antoinette Gomis mi ñu soppoon dëgg-dëgg génn na àddina dem na suñu kër baay ca asamaan tibbi ko fu xóota xóot ci suma xol maa ngi koy gërëm ngir lépp li mu def ci émission bii ci rajo Espérance ak ni lectrice ci paroisse Saint-Abraham bu Guédiawaye mën naa seede ne def na ko ngir ndamal yàlla nañu ko ñaanal ndax yàlla ëmbee ko cofeelam di ko dalal ci noflaayam na noppalu famoom di gën a yëg jàmmam mbokk yi ànd ak Yob mu sell mi ñeme naa wax borom bi moo maye woon borom bi moo jëlaat barke yàlla na turu borom bi ci jàmm